dëgg moom ku ko gis na lii dëgg la ñun nag amuñu lu dul sunu quartier bi gëmuñu lu dul fii olof dafa wax ni kër bukki neexul mais fa la dëkk bukki guddi guddi ndumbelaan kon nag ñun ministre bi du ministre u njaareem rek waaye cëru njaareem la cër bi nga xamante ne nag moom la njaareem am na ci njaareem profité nag te xam ne njaareem feebar na feebar bu yàgg boo xamante ne dañu mës di jooy xaadimul Moustapha borom dëkk bi di ko wax ne kañ la lii di wér gi nag moom mooy tey ji li tax ñu mën cee wax mooy koñ bu ñu dugg rek dina am ñaari jeune wala ñett ak jigéen ñi ñu ngi xëy di bale ñu di leen jox li nga xamante ne mooy seeni wërsëg ñu di ko yóbbu fi ñu dëkk di ci dimbali seeni njaboot di ci dimbali seeni jëkkër loolu rek dara la ba pare tey koñ bu ñu fi dugg am na ñett wala ñeent yoo xamante ne am nañ emploi yoo xamante ne mi ngi jóge ci moom ndax njaareem kat chômage bi metti na surtout que sax ñun sunu koñ bi y'a plus de beaucoup de diplômés ay xale yu ndaw yoo xamante ne amuñu fu ñuy xëy te am nañ njàng mi am nañu lépp mais mënuñu dem fenn kon bu ñu demee ba nga xamante ne Serigne Touba mi ñu doon ñaan daf ñoo indil turandoom fii ci dëkk bi muy daam moo dégg rek xaadimul Moustapha lañ ko tudd loolu nag tax na njaareem am yaakaar ci moom man nag duma pour kenn waaye njaareem laa àndal njaareem laa am kon su ma gisee luy doxal njaareem te njaareem yëpp war cee mën a profité gaawantu ci ba nga xamante ne sunu feebar sunu borom dinañu ko teggil. le ministre fenn rek laay waxee parce que mobilisation yombul te da nga ñëw ci koñ monsieur le maire ñu mobiliser la fi woo nit ñi ñëw toog kon tey nit ñi tey toog mën naa lu tax ñu lay jàppale yow ci yow lay jugee ndax nag bu dul dara koñ bi yaa ngi fiy def loo xamante ni bi nii bu ko nit ñi xamul sax man xam naa ci dara parce que ci sa kër laa nekk parce que bu dul dara coordination bi man maay le coordinateur des jeunes d'Escale man kon am na lu ma ci xam lu bari may nga may permis jox naa ko ay nit ñi ngi dawal may nga may bourse ay formation jox naa ko ay nit may nga may formation pour maire yi njuufa dugal na leen daanaka léegi ñu commencé wax ne nag comme lii Omar Sall wax Pape Omar Sall wax Mama Khady Fall wax ko muy ASC bi loolu ci mën a jàpp rek doyul parce que instant bi soo xam ne trop man mën naa ne ci dirigeant laa bokk mais métti na ba fu métti yam fi mu toll nii moom métti na trop loolu si mën a jàpp rek nga jàpp si ñu ngi lay tàllal loxo bu baax a baax a baax di la wax ne nag fii moom daanaka sa xel mën naa dal nit ñi dañuy wax sax ay Dame Diop maire mais man dama naan Dame Diop futur président man ay maire yi sax séntu ma ko man Dame Diop président laay séntu wax dëgg fa yàlla parce que li ma gis ñu koy doxee nii noo xañu si kenn ñun maire bi wax duñu ay waxam tege nañ ko à côté yàlla def na bu ñu yàlla defee jàmm ñu àgg ba le soir des élections dañu xam ne ñun gagné nañ maire ba pare kon li ñuy xoolaat mooy ñun ñu defee Dame Diop nekk un président de la république weesu ministre weesu maire weesu yëpp loolu laay ñaan yàlla te yàlla na ko yàlla def nag Dame Diop mii ñu lay wax ni dee leen fàttaliku ndax boo leen jàppee ñoom dina jàpp ndax seen waajur nga seen nijaay nga seen papa nga soo leen jàpp te ñoom dinañ la jàppale ndax gis nga abaa mii nga seet si tey jii tubaar fa kàlla macha allah yàlla na ko yàlla lafal cat fanqal ko cat akum ndog ba fu mu bëggee yegg mu yegg fa waaye abaa mii boo ko jàppee rek jàpp nga mboolem ku ne ci koñ bii ndax xale bu baax la mu nangoo liggéey la bu xam li mu bëgg la macha allah laf cat xam fi muy teg tànkam waaw ñu lay ñaanal nag Diop fi nga bëgg a yegg yàlla na fa yàlla yeggale di la wax ne yàlla nga am ay promotion yu dul jeex ci barke Seydina Mohamed ba dem. monsieur le maire Dame Diop jeunes yi engagé wu nañ te it ñi ngi sa ginnaaw foo nu woo dinañ la wuyu ngir intérêt njaareem gis nañ li ngay def ci dëkk bi te boole woo ci wax ndaxte doomi dëkk bi nga fi nga màggee fi nga jàngee jeunes yi muy jeunesse bi yëpp jeunesse Diourbel bi yëpp yeewu nanu fas yéene ànd ak yow ma teewal fi tey ASC Wogin teewal fi mouvement Texaco yeewu nen teewal fi Cheikh Anta bi yëpp jeunesse baa ngi ne pare nanu ngir ànd ak yow pour que au soir du 23 janvier carte gi daal di leer incha allahu rabbi engagé wu na te dinañ la liggéeyal incha allah. waral jotaay bii nii mooy que ne dañu bëgg a intégrer politiquement dañu bëgg a commencer def politique te ku wax politique wax sa base
te man sama base mooy Escale Texaco. Donc monsieur le ministre, on a vraiment espoir en vous ci liñ la dénk muy emploi, formation professionnelle et insertion. Parce que tey jii nii jeunes yi nga xam ne ñoo fi présent yëpp ñu bëri ils ont leur master en poche di xaar du ma citer seen tur mais maa ngi ciy jiital sama sœur yi nga xam ne ñoo toog tey jii nii ñu bëri tamit ñu ngi seen ay licence professionnelle et licence simple di xaar emploi ñoom tamit. Donc je ne mâcherai pas mes mots, je vous le dirai directement parce que man je suis une personne de conviction boo xam ne quand l'occasion se présente je la saisis. Donc ñi ngi lay tàllal loxo bu baax a baax monsieur le ministre ci côté emploi insertion et formation aussi des jeunes et des femmes parce que gis nañ ne que ne yaa ngi ciy dox ay jéego mais dañ bëgg tey jii nii Cheikh Anta Escale Texaco ñu yëg ci seen bopp bu baax a baax a baax. Parce que tey jii nii je me dis que ne à partir de maintenant je suis le porte-parole direct vis-à-vis de vous parce que li tax ma wax loolu mooy que ne je m'engage en politique mais bëgguma ay intermédiaires di am entre man ak yow ci suñu liggéey parce que man gëm naa ne chemin bi ma def yëpp parce que c'est pas la première fois que je m'engage depuis le bas âge comme ni ma ko waxee sama discours sama papa daf ñu inculquer ay valeurs yoo xam ne amuñu droit wàcc yoon depuis le bas âge ba léegi ñu ngi organiser des activités fii nii au niveau de Diourbel yoo xam ne nit ñi ñu ngi ciy teg seen bët di fi organiser ay cours de vacances pour suñu ay rakk yi nga xam ne ñoo nekk ci koñ bi di fi organiser ay compétition de Scrabble et cetera bu mu mënti doon yoo xam ne nit ñi ñu ngi ciy teg seen bët. À travers le collectif national aussi man ak Alé Touré et les autres présidents ñu ci doon représenter dignement les étudiants di ci bay suñu waar ba mu mat sëkk. Donc tagguñu suñu bopp mais nekkuñu ay personnes yu ndaw ici à Diourbel et communément aussi au niveau de Cheikh Anta. Donc bëgg nañ liggéey ak yow ci cadre boobu noonu man boog jàpp naa ne ku jàppale suñu moroom yi toog fii nii ci emploi ku jàppale suñu rakk yi toog fii nii ci emploi non duñu hésiter jàppale la. Je salue de passage monsieur le maire aussi monsieur Malick Fall parce que mën naa ne sama nijaay la donc je le voue un grand respect mais on a le droit de choisir et nous vous avons choisi comme candidat te nëbbuñu ko aussi yow lañ choisir comme candidat pour les prochaines élections locales donc lu tax ñu choisir la ce n'est pas fortuit am yaakaar bu bëri ci yow moo tax ñu choisir la am yaakaar bu bëri que ne suñu dëkk bii nii suñ la fi tegee mën na soppi xar kanam parce que man étudiant laa woon à Thiès donc li am Thiès war na mën a am fii parce que je sais que ne le président de la République jox na la àq bu mat sëkk. Je me souviens bi ñu fa demee en tant que étudiant ma toogee ak Alé Touré le président moo la doon woo directement donc pour wax audience bii nii présent monsieur le ministre Dame Diop occupe une place très importante dans la République, dans le gouvernement du Sénégal. Dans le gouvernement du Sénégal, il occupe une place très importante. Donc pour vous dire que le président Macky Sall jox na ko cër bu baax a baax. On a beaucoup espoir en vous, monsieur le ministre. Donc tey looloo waral tey jii ñu choisir la. Et nous vous choisissons librement tamit. Amuñu ci benn arrière-pensée buñ ciy am. Amuñu ci benn ragal buñ ciy am parce que ku xam waa Texaco aussi xam ne duñ ay ragal. Donc am nañ yaakaar bu baax a baax ci yow yàlla bu yaakaar tas monsieur le ministre. te nag lool ci daje bi ci forme bi ak ci fond bi ci forme bi mooy toogaay bi yàgg na jekk na depuis 17h 18h laa faroon ñëw mais ci suba ba léegi comme ni ma ko waxee ci lii lañ nekk defe naa 10h lañ commencé dox ba léegi añaguñu te pareeguñ bu jógee fi am na ñeneen ñaar ñu ñuy xaar. mais sant yàlla parce que soo nekkee ci dara di ci yëngatu di ci dox ay nit ku ne yàkkamti gis la waxtaan ak yow def li ngeen def tey sant suñu borom la sant Serigne Touba ndax lii ñuy def nii jàpp naa ne ci jaamu yàlla bokk dinaa ñëw ci discours Abba li mu wax mais dama doon wax ci forme bi mooy ci toogaay bi ci discours yi ma fi dégg. li ma fi dégg ci fond bi lu am solo la
parce que dégg naa fi ay discours yu responsable yu concret yu gàtt yu concis yu am njëriñ bon ensuite yi ñëw nañ mais mais am na njëriñ mais je suis très content de li ma fi dégg du affaire parce que da ngeen wax da ngeen may jàppale mais fi ngeen toll nii dama ci jaar ci jàng ci ndaw ci sport tolloon ci ni ngeen toll nii daan wax ba may toll comme yéen ne pour rien au monde pour rien au monde du ma mas a def politique pourtant leader laa woon parce que dirigeant de grève laa woon président foyer nekk université nekk gréviste nekk révolutionnaire di bañ mais jamono di dox ba mu yàgg ku ci nekk destin da lay dab mais su la dabee ngay xool sa gannaaw nga xam ne lii kat ngay def lu baax la te Diourbel dama ko yàgg wax te ma koy wax saa yu ma amee occasion ci rajo dañu am chance am ay doom yoo xam ni am nañ xam-xam am nañ relation am nañ koom mais ñun ñëpp dañu am yéene defar dëkk bi mais pourquoi mënuñu defar dëkk bi loolu mooy c'est la grande question loolu lu koy tontu mooy ñun ñëpp dañoo amagul koo xam ne nii mën nañoo kuréel ñun ñëpp boole ñu ci benn objectif te objectif boobu mooy ñu fàtte suñu appartenance partisane yi xam ne li ñu boole mooy nu ñuy def ba defar dëkk bi ba Diourbel bokk ci dëkk yi nga xam ne ci Sénégal dañ leen di lim. loolooy solution bi de. loolu nag seen jataay bii daf ma ci jox xel mu dal parce que dama doon wax léegi que ne man dama doon wax duma massa politique waaye boo duggee ci politique Aba wax na ko da ngay xam ne politique du lu bon politique du lu bon personnellement ba ma ciy dugg yàlla ak président Macky Sall moo tax ba ma ciy dugg yàlla ak président Macky Sall moo tax ñu partagé li mu doon xeex mooy bañoon injustice ñu xeex ko ma xeex la ko mais aussi gis mu teg ay actes yoo xam ni doyoon na ma ci ànd ak moom ci politique ma décider librement dugg ci te xaaruma ci woon dara li ma ci duggoon rek mooy nan lay def pour contribuer ci développement sama dëkk mooy Diourbel parce que dama koy fàttali souvent damay wax ne mënoon naa def politique comme tous les cadres man ba ñuy taxawal Alliance pour la République man lañ désigné woon pour me gérer la structure des cadres la première structure des cadres 2009 man président Macky Sall ndem si yàlla Alioune Badara Cissé ñaa ko yàlla yërëm suñu borom ci baaxam ak ci tegtalam ma am beneen liggéey boo xam ne mënuma koon boole ak loolu ma jox ko sama mag Mor Ngom mu jox ko Thierno Alassane Sall tay bii génn ci ñun mais mënoon naa def loolu yem ci mais man maa décidé woon librement ñëw Diourbel ànd ak waa Diourbel ci loolu parce que ba bu ma defoon politique dama jàppoon ne Diourbel ñun doomu